bis ni tey la woon ci atum 1979 Chérif fekke na ko ñu doon daloo lycée Seydina Limamou Laye nekk ci Guédiawaye boobu nag jamono yooyu Elimane jëwriñ ji di président Abdoulaye Diouf moo nekk président Abdou Diouf pardon moo nekkoon premier ministre moom moo teewe woon inauguration boobu loolu nag dafay tax rek ñu def taxaw seetlu ci daara ju mag jooju nga xam ne ay kàngam yu bëri ci réew mi fa lañ jaar et puis bu ci mel ni concours général ak yeneen dañ leen ci ràññee ndax seen ay résultats yu exceptionnel Fatou Kiné Deme dañuy àndal ci fàttaliku bés bi. Jumaay Touba ji juróom-ñaari fan ci weeru juin atub 1963 ci lañu ko daloo ci teewaayu El Hadj Falilou Mbacké ñaareelu xalifa général des Mourides ci teewaay it ki nekkoon njiitu réew bu Sénégal Léopold Sédar Senghor. juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 2017 Sénégal nag daal di bokk ci réew yi àndul woon ak ni Qatar di doxalee ci noonee la Ndakaaru nag woolu ndaw li ko toogaloon ca Doha loole nag taxawul woon seenu jëflante ci wàllu diplomatie dak colonel Assimi Goïta juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 2021 ñu gis ko nag ak tenue colonel am boole kook galon ya ci la waatee ni dina jiite réew ma Mali ci bis boobu tamit la xamle ni lépp lu mu diggee ak réew ma dana ko sàmm. tey ñuy taxaw ci juróom-ñaari fan ci weeru juin 1979 di at mii ñu daloo lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye ci teewaayu ki nekkoon njiitu jëwrin jamono jooju Abdou Diouf lycée Limamou Laye nag ku ko wax ku ne muy école de référence ñu ràññee ko tamit ci concours général bi ñuy amal at mu ne. daara jooju di jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ana lu ñu umpalee ci lycée Limamou Laye professeur de philosophie Songi Diouf di ci tontu. loolu lycée Limamou Laye mu ngi tuddoon lycée de Pikine parce que administrativement booba Guédiawaye amuloon autonomie bi mu am maanaam lycée de Pikine lañ ko doon wooye parce que foofu la bokkoon. ba tax na bari ñu ràññeeku sax. muy ci wàllu politique muy ci yenn am foofu lañ soxee ko kon nag nekkoon na lycée boo xam ne wax dëgg yàlla ràññee woon nañ ko ci li nga xam ne raaya yi ndongo yi doon am yi fa doon jógee ci jongante yi rawatina nag ci jongante yi nga xam ne jamono ji moom lañ tuddee jongante concours général. lycée la boo xam ne dañ koy boole sax te moom la dañu koy tuddee le plus grand lycée waxuma du Sénégal mais de l'Afrique de l'Ouest parce que boo gisee donte jafe-jafe yi ni ngeen ko waxee bari na. ndongo yi lim bi takku na lool macha allah bâtiment yi doyul jumtukaay yi doyul maanaam jafe-jafe yi tar na waaye lan moo tax ba léegi lycée Limamou Laye di ràññeeku dama ciy teg ñaar njëkk mooy ñi nga xam ne moom mooy jàngalekat yi ñaareel ba li nga gën a xam ki nga gën a xam ne nag nañ ko wax moo gën a nànk li nga xam ne mooy coppiteeg Limamou Laye mooy ki nga xam ne moo gën a ñaax nit ñi ba ñu yegg si fi ñu yegg si tey mu ngi tudd Souleymane Diop ba mu yegsee ci boppu lycée ba wax dëgg yàlla bokk na ci ki nga xam ne moom moo gën a yóbbu Limamou Laye fu mu yegg tey parce que dafa ñëw xeex pour que li ñuy wax li effectif yi maanaam lim bi ci classe yi xaw a daal di tane waaye itam mu teg une organisation boo xam ne dafay permettre vraiment excellence di pone maa ngi leen di jox anecdote boobu ne leen dafa doon toog ba nawet muy taw sax maa ngi koy fàttaliku mu woo ma ñëw ci bureau mu ne ma ndongo diw dama bëgg nga tàggat leen ma ne ko naka lay tàggatee ay ndongo yoo xam ne nga ay classe première la mooy damaa gis ñu ràññeeku ci li ñuy wax français comme moom professeur de philosophie de formation la mu ngi jóge woon nekkoon professeur lycée Malick Sy bu Thiès ba muy ñëw Limamou Laye au début des années 2000 donc ba mu ñëwee loolu la njëkk a teg daal di ne ma da nga leen di jël jàngal leen parce que damaa gis ne daal ci banqaasu njàngale bi ñuy woowee français am nañ ci ay notes yu baax ñu am na njort yàqin ne bu ñu leen tàggatee waxuma ci banqaas boobu waaye ci philosophie am nañ base bi nga xam ne war nañ cee mën a am ay raaya ak ay ndàmpaay ci concours général kon ci nawet bi lay tàmbali maanaam ñooñu bu ñuy yegg si ba école di ubbi day fekk taxaw nañ ba pare parce que defar nañ leen naka noonu ni mu koy defee ak man ci wàllu philosophie exemple la rek da koy def ci banqaasu xam-xam yëpp mooy ci matière yi ñuy jàngale yëpp kon nag loolu bokk na ci li nga xam ne moo construit li ñuy wax le mythe lycée Limamou Laye. Premier lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye avec 21 distinctions
qui valent 53,25 points. Toujours mi ngi woon ci peloton de tête bi lycée Seydina Limamou Laye ni nga ko waxee Malick Thiandoum ñi fa jaar ci ay kàngam bëri na et puis l'école quand même continue de briller même si am nañ ay problèmes ay jafe-jafe yu bëri mu bokk ci les meilleures écoles de ce pays te école publique la. et c'est ça kii xam nga loolu sax mooy li jara souligner. nekk école publique ak jafe-jafe yi mu am ci wàllu effectif. am xëy na jafe-jafe ci wàllu jumtuwaay. ba pare fu ñu limee école yi gën a xereñ wala élèves yi gën a xereñ ñoom ñu bokk ci moo xam si baccalauréat la. wala ci concours général. toujours dañuy rivaliser ak ñi nga xam ne normalement ay école d'excellence lañ leen tuddee. ay école d'excellence parce que ña fay dem dañ leen di tànn ci ay moyens. des concours lañ leen di jëlee segg leen mu nekk les meilleurs supposés meilleurs élèves du Sénégal ñoom la ñuy jël di leen yóbbu ci école yooyu nga xam ne daanaka école yu mucc ayib lay doon ba pare boo fay jàng dañ lay interner. maanaam fa ngay dëkk ñu lay toppatoo. ba pare ngay jàng ci anam yu nga xam ne bariwul perturbation. nga ñëw ci banlieue au cœur de la banlieue une école bu nga xam ne effectif bi dafay pléthorique. perturbé par les grèves. ak i tamit proximité wu askan beeg lu ne mel mais malgré tout ça ñuy def ay résultats yu mucc ayib école la bu nga xam ne war nañu ko gën a gestu war nañu ko gën a jàppale. parce que résultats yi ñuy def c'est pas du tout évident. donc vraiment ñu leen di encore une fois gën di magnifier. di leen gën a jaajëfal rawatina le corps professoral ba fa nekk. parce que c'est pas évident que ñoom ñu mën a jox élèves yi enseignement de qualité boobu ba fu ñu nee concours général ñu rafle prix yi. bu ñu nee baccalauréat ñu am ay mentions yu dul jeex. je pense que école la bu nga xam ne barkeb Seydina Limamou daf leen a topp parce que bu ñu fàtte ni en 1979. bi nga xamee ni Abdou Diouf mi ngi koy inauguré moo xalif général ñoom ñoo àndoon. ñu tuddee école bi Seydina Limamou dafa mel ni barke boobu mi ngi leen di topp. te ba léegi mi ngi nekk ci école yi nga xam ne. école de référence la ñu malgré école publique la. voilà et puis Chérif boo demee dans les grandes universités de ce monde da nga fay fekk ay gone yoo xam ne lycée Seydina Limamou Laye ci leen formé ci seen ay résultats moo leen yóbbu foofu. grandes universités même boo jëlee état bu Sénégal ñu bëri ñoo xamante ni am nañ fi ay ndomba tànk jaar nañ ci lycée Seydina Limamou Laye pour wane comme statut d'excellence bi nga xamante ni moom la xamee daara jooju ñuy profiter de l'occasion pour nuyu professeur El Hadj Songe mi nga xamante ni moom it ambassadeur lycée Limamou Laye la vraiment de philosophie bu mag a mag macha allah moom ak benn collègue am dina xam boppam Mame Seydou Kane nga xamante ni histoire géographie lay jàngale ñoom ñaar lay dëkkandoo lan ñoom it di def lu am solo Mame Seydou Kane jàngal nañu fële ca Daara Jolof. boo xoolee tey commission UEMOA Ablaye Diop ma ko jiite lycée Limamou Laye la fekk baax donc bari nañ fii bu leen doon cité kan duñ fi jógee donc li gën a am solo nag mooy ñu gën a geesu lycée boobu surtout ci infrastructure parce que demoon nañ ba bâtiment yi di waaj a daanu gigante am ci diggante ministre éducation ak ki dénk formation professionnelle ku ci nekk yaa ngi ma et cetera ba jamono nañ sax Serigne Mbaye Thiam ba fi nekk ministre de l'éducation gisoon na ni xaw a gënale amoon na ci parce que dañ doon privilégié maanaam lycée bu bees bi ñu fi tabaxoon fële ci Diourbel te ñoom jaari soo génne woon fa te bu résultat yi doon génne Limamou Laye moo daan ëppale amoon na polémique bi amoon sax époque boobu ba naan waa lycée Limamou Laye ne dañ leen di beddi parce que boo xoolee li am ci ay nombre ci wàllu li nga xamante mooy concours général ba lycée Limamou la ëppee mais ministre buy def classement am danaan lycée d'excellence ba wàllu mathématique fële ci Diourbel moo ko doon ëppale wala Mariama Ba te mënoo sax comparer lycée yooyu parce que fii ay internat la état bi gone yi duñ génn comme ni ko Mali waxee fii nag déjà lycée bu fa mu nekk rek zone défavorisée ci banlieue la nekk marché baa ngi fa garage kalando ya car rapide ñuy tànqal gone yi guddeeg bëccëg terewul fu examen jotee ñu duma ñi nga xamante ne ñoo nekk ci lycée yi nga xamante ni quand même ay internat la et cetera donc il faut que état bi aussi ci ba di encourager performance yu mel nii mënuñoo fàtte tamit ku mel ni Souleymane Diop c'est vrai que nekkutul proviseur u lycée ba mais yar ga ak teggin nga joué na ci loolu bu am solo moom mooy papa yi basketteur bi di Sagana Diop ku na xam na ni wala ñi jaar lycée Limamou Laye xam nañ ko parce que rigueur bi maandu nag moom moo tax quand même lycée bi continuer di am résultat yooyu. très bien merci beaucoup am na solo et puis liñ ci war a gën a mën a jàpp rek mooy ñu gën a gëstuwaat lycée Seydina Limamou Laye aywa 7h jot na ba tegal Ibou fukki simili ak juróom ñu ñëw ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Koromak.